asalaamaaleykum amis téléspectateurs Maf TV tey ñi ngi fii ci biir Jeunes Aar Sénégal ñi ngi fii toog Jeunes Aar Sénégal yëpp ngi fii léegi ñu dem xooli benn monsieur ba toog nii salaamaaleykum sëñ bi noo def wax ni noo def ak nootu. maa ngi tudd Amidou Sow waaw bon ñun ñooy coordonné tuuti ci département Aar Sénégal. waa tey yéen a ngi nekk fii tey biir siège u Juste Dème ñu bëggoon tey ngeen wax ñu tey campagne bi ak Aar Sénégal nu mu demee fii ci biir siège u Juste Dème bi ngeen wax tamit nu ngeen Aar Sénégal nu mu déroulé woo ak parti yi ni ci biir Aar Sénégal ak nu mu demee. voilà ñu ngi fii ci kër papa yi Juste Dème vraiment mu accueillir ñu tey accueillir caravane bi dañu nekk pause nii actuellement dañuy xaar déjeuner bi bu ñu añee ba pare. après ñu continuer programme bi dugg biir jaxaaw bu ñu génnee biir jaxaaw après ñu dem Balabé bu ñu jógee Balabé ñu dugg cité ouvrière après laal tuuti ci côté Medina Fall bi tuuti rek après ñibbisi incha allah bon vraiment bon wax nga ma laaj nga ma ci aar yan parti ñoo ko composé am na parti bu ñu naan éthique tey te Juste Dème jiite ko am na parti bu ñuy wax awale te docteur Abdourahmane Diouf jiite ko am na mouvement jub te jubal te président Théodore Dione jiite ko am na république des valeurs Thierno Alassane Sall jiite ko nekk tête de liste am na agir bu Thierno Bocoum ensuite maintenant il y a des individualités comme boo xoolee Abdourahmane Omar Sy Cheikh Omar Sy il y a aussi Mariam Soda donc ñoo ñëpp ñoo constitué li ñuy wax Aar Sénégal muy coalition ci ñun ci li ñu yaakaar bi gën ci coalition yi lu tax ñu wax ko nag teguñu ko sunu bakkan parce que boo xoolee mooy coalition bi nga xamante ne moom rek moo fi indi programme def ko ci 14 points vraiment jël préoccupation sénégalais yëpp def ko sous forme de contrat bu ñuy woowee contrat de législature mooy maanaam tey liste boobu bu nekkee majoritaire assemblée nationale incha allah 14 points yooyu yëpp dinañ ko respecté mu nekk tout simplement loo xamante bi ni dina indi coppite ci bëri ci doxinu assemblée nationale mais aussi dina indi coppite ci bëri ci doxinu Sénégal en général. waaw tey ñu gis ni coalition yu bëri am na ay xeexoo ay ku nekk di xëccoo fee. te ñu gis biir Aar Sénégal yooyu ñuy gis ci yeneen coalition yi amu ko ñu bëgg xam seen jeunes yi nu ngeen di waxtaanee ñoom ba ñu am discipline boobu noonu seen biir. waaw tout simplement comme ni may waxee rek xam nga boo nee comme jub te jubal na république des valeurs mel ni wax Juste Dème genre nit yooyu da ngay xam ne ñoom ci dëggu ci jub ak ci yaru lañ leen xamee parce que aussi dara jarul xeex ak xuloo pour jël réew boo koy jël da nga koy jël ci dal jël ko ci jàmm ndax nga mën a doxal fitna mosul lijjanti dara ci àdduna pour preuve même àdduna bi traversé nañ fi ay guerre mais chaque fois rek après lan la ñuy mujjee dem toog ci table de négociation pour woote jàmm donc li nga xamante moom ngay mujjee njëkkee ko quoi jàmm mën nga am jàmm def débat d'idées indi ay arguments convaincre sénégalais ci xel ci say programme wane ne bu ñu la joxee nii ngay doxalee yaakaar naa ne ci jàmm ak salaam loolu la ñu woo suñuy jeunes ñu toog vraiment topp seeni leader et puis dugg ci biir kër yi def proximité waxtaan ak sénégalais yi pour convaincre leen ci idée argument ak programme. waa merci ñu ngi lay. waa ñu ngi toog ak Pathé Kébé nii muy président de l'organisation fii ci Aar départemental. léegi ñu bàyyee Pathé tuuti kàddu mu wax ñu ci organisation bi nu mu tëddee fii biir Aar Sénégal ak nu mu koy doxalee fii Pathé noo def. maa ngi fi asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax actuellement ñu ngi ci département de Thiès donc mun naa wax coalition Aar Sénégal du département de Thiès. man nekk président de la commission chargée de la logistique de l'organisation et de la sécurité donc mu doon commission bu yaatoo yaatu nga xam ne moom tey buñ naan nit moom moo yor tànk yi
donc mu nekk benn maillon très important ci dispositif campagne électorale. Actuellement on se débrouille avec les moyens du bord par rapport aux 3 communes Thiès Est, Thiès Ouest, Thiès Nord et aussi surtout les 12 communes du département de Thiès. Parce que bu ñu nee département de Thiès c'est composé de 15 communes. Donc voilà, sur le plan organisationnel, logistique, sécurité, il va falloir gérer la campagne pour toutes ces entités-là. Donc loolu ñu ngi koy réussir jusque-là parce que je pense qu'on a fait 9 jours de campagne dugg nañ ci département bi. On avait toutes nos logistiques à point. Donc seeti nañ nit ñi waxtaan nañ waxtaan ju am solo ak notre tête de liste départementale mooy le juge Ibrahima Dème. Présenté nañ coalition bi à tout le monde. Donc li war ci logistique en matière de matériel roulant muy véhicule, en matière aussi de sonorisation, en matière de groupe électrogène et tout, je pense que yëpp c'est à point. Jusque là vraiment ñu ngi sant yàlla quoi naan alhamdulilah te yàlla na continuer parce que yu ñëw mooy gën a xaw a tar daanaka parce que on doit préparer l'organisation de notre leader charismatique, le président Thierno Alassane Sall, qui est la tête de liste nationale de la coalition Aar Sénégal pour ces élections. Donc loolu dafa jar ñu préparer bu baax a baax au grand meeting, au grand rassemblement et ça on a besoin de la logistique pour le faire. te ñu ngi ci planification yi. waaw d'accord léegi Pathé ñu gis ñu à biir Aar Sénégal jeune Aar Sénégal yi ñu ñuy doxalee te ci fan yee si ginnaaw gis nañu jeune Sénégal yi nu ñu doon doxalee ci biir réew mi ñii di xeex fii ñii di xiiroo fii ñii di ŋaayoo fii alors que biir Aar Sénégal depuis boobu ba léegi campagne yi mi ngi déroulé mais gis ñu ci loolu ñu bëggoon xam seen démarche yi nu ngeen koy tëralee seen jeunes yi. nu ngeen leen di ñaaxee ba ñoom ñuy campagne dans les normes bu amul problème amul dara par rapport ak yeneen jeunes yi quoi loo ñu si mën a wax. En fait ñun bàyyiñ ba campagne électorale pour di conscientiser les jeunes ça dépend maintenant dafa dépendre ci création suñu parti politique parce qu'il y a ce qu'on appelle le socle bien la quintessence de la création d'un parti te quintessence boobu dafa basé aussi ce qu'on appelle le républicain. On est d'abord des républicains, c'est-à-dire le respect des institutions, le respect en tout cas du Sénégal bi nga xamante ne ñun moom nañ am war ko téye war ko sàmm xam nga ci anam yoo xam ne anamu jàmm la parce que Aar Sénégal loolu la njëkk a oote des républicains d'abord du caagaan parce que booy opposé rek il faut que nga yàq li fi nekk li fi nekk ñun ñoo ko moom ñun sénégalais yi du le président Macky Sall ak son gouvernement ñoom ñoo ko moom am na yu ci bari yoo xam ne ñoom dañ ko fekk. Donc ñun lu ñuy def lu dul sàmm ko lu ñuy def lu dul respecter les institutions respecter les lois d'ailleurs loolu moom moo tax problème bi nga xam ne dafa am ci loi électorale bi Aar Sénégal def na ci ay déclarations yu bëri mais il faut obligatoirement respecter la loi quelles que soient les circonstances baara yëgoo pas de baara yëgoo diggante Benno Bokk Yaakaar ak diggante Yewwi donc loolu je pense que ñëpp dégg nañ ko bi ça montre nettement que nous respectons les institutions nous respectons les lois. te ci loolu la ñu tàggat suñuy ndaw yi comprendre nañ mission bi lan la et puis ñun ba ñu ne Aar Sénégal c'est alternative pour une assemblée de rupture ça veut dire que am na ñu doon gis biir assemblée nationale yoo xamante ne xeex yi ngay tudd ci yenn kuréel yi ñu koy def ci dëkk bi ak yenn jeunes yi di ko def ci biir dëkk bi mais loolu dafa fekk na ñoom ñi gis ko au niveau de l'assemblée nationale aussi am ay députés yoo xam dañ ko doon incarner ci bàkku ñu leen di gis. mu doon image bu ñaaw à travers le monde Sénégal di ko wone donc mu doon loo xamante ne Aar Sénégal dafa ñëw pour que loolu yëpp mu am un changement te boo xoolee Aar Sénégal ñi ko compose sont des hommes de valeur comme Thierno Alassane Sall qui a toujours incarné la discipline fi mu nekk ñun xam nañ ko baax yar la njëkk jiital ci lépp parce que tey ku yara di ko mënoo ànd ak Thierno Alassane Sall ku yara di ko mënoo ànd ak Juge Dème gis nañ comment il est posé idem pour Thierno Bocoum Abdourahmane Diouf ñu ñuy gis ils sont très posés dal et puis d'une manière intellectuelle tamit ñu ngi servir le pays donc ñooñu sacrifié wu pour que ce pays-là change pour que les comportements changent ils ont compris que pour le développement est centré sur l'être humain ce sont les ressources humaines qui font le développement du ay infrastructures yu Macky Sall yaakaar ba nga xam ne lépp au lieu d'investir sur les personnes il investit sur les infrastructures
d'abord parce que c'est une question de priorité donc ñun Aar Sénégal suñ comportement suñ lépp dañ ko basé ci respect des lois respect des institutions respecter ce pays là et puis fexe ba nga xam ne jàmm day am Sénégal dans des conditions normales. voilà Pathé merci beaucoup kii mooy Pathé Kébé bokk jeune Aar Sénégal yi mu bokk parti RV Pathé ñu ngi lay jaajëfal bu baax. voilà ñu ngi toujours biir Aar Sénégal ñu ngi nii devant tous les jeunes ki ñu toogal mooy Adama Dieng mooy président des jeunes ci biir éthique en plus vice président des jeunes fii biir Aar Sénégal département de Thiès. waaw Suzanne ñu ngi lay nuyu bu baax di kontaan bu baax ci dalal bi comme ni nga ko waxee bon je me nomme Adama Dieng waaw nekk candidat investi sur la liste nationale investiture bi nag donc c'est quelque chose qui a été proposé par mon leader le président Ibrahima Hamidou Dème mi comprendre la responsabilité des jeunes ak tamit le rôle que doivent jouer les jeunes dans le cadre du développement de notre cher pays. Maintenant, bon, biir Aar Sénégal, nous avons une chance d'avoir ay leaders yoo xamante ne ni libre parce que pourquoi Lamine Gueye dafay faral di wax ne être libre c'est savoir dire non te on a eu la chance tey ci suñu biir coalition d'avoir donc ay leaders yu ci mel ne Juge Dème qui a osé dire non à donc maanaam ci doxalin bi nga xamante ni moom la justice bi doon doxe mu nekk ni ko nit ñi di faral di waxee kumba am ndey ak kumba amul ndey ak aussi on a le président Thierno Alassane Sall moom aussi qui a posé 2 actes yoo vraiment yoo xamante ni kenn du ko fàtte benn bi mooy ne pas donc signer au défaveur de la population ci mbiru Total yi nga xamante ni amoon na fi waaye itam joxe ndigal ñu wàññi li nga xamante ni mooy salaire am yóbbuwaat ko ci askan wi donc bu ñu jëlee tamit ku mel ne docteur Abdourahmane Diouf mi nga xamante ne ni moom itam il a osé donc dénoncer maanaam ndox mi nga xam doon nañ ko jox askan wi te nga xam ne cell gi doon nañ ci am xel ñaar donc nit ñu mel noonu tey bu ñu ko amee ci biir coalition ñu comprendre que ni tey ji ce sont les jeunes qui doivent faire développer leur pays et que ñoom ce sont des sources de motivation ils orientent et on peut s'inspirer aussi sur eux pour savoir donc ce que notre pays attend de nous ñun ci loolu la ñuy dox et nous savons aussi que réew mi soxe na Assemblée nationale donc on n'a pas des leaders ou bien des députés qu'il nous faut parce que soxlawuñu foofu ay nit ñuy nekk foofu di saagante on a besoin donc des leaders yoo xamante ni dinañ taxaw jege askan bi xool seen ay jafe-jafe bokk kook ñoom dund ko trouver ay solution pour donc xool nan lañ ci indee ay saafara ci nu mu gën a gaawee te loolu moom mooy taxawaayu Aar Sénégal. voilà Adama léegi ñu gis biir département Thiès bi ñu gis ni campagne yi depuis mu déroulé ay leader yu am doole fii du benn leader ay leader ñoo xamante ni ñooy bokkook di def campagne bi te ñu gis depuis boobu ay leader yu am doole ku nekk yaa ngi ànd ak say militant te ñu gis depuis boobu dara ñaawul ànd bi mi ngi rafet ñu bëgg xam de nature Sénégal fii gis nañu ku nekk day bëgg a wan sa morom noo ko mën te depuis boobu ñuy gis leader yi di ànd di campagne sans problème ñu bëgg a xam loolu nu mu demee noonu loolu ñu ci mën a expliquer ñun jeunes yi ñu xam ànd bi nu mu rafetee nii ñu mën cee roy daal boo mën a ñaax jeunes yi ci loolu chance bi mooy comme ni ma ko waxee sànq leader yi soo amee ay njiit yoo xamante ne jiitaluñ seen ay intérêt personnel mais li ñu jiital mooy njariñu askan wi d'abord le peuple d'abord maanaam jafe-jafe yi d'abord donc kon doo gis benn xëccoo wala benn intérêt personnel bu nit di défendre ñun ñëpp te nit ki nga mën a bokkal ki nga mën a àndal mooy ki nga xamante ne nii bokk ngeen bëgg-bëgg tey am nañ fi des leaders à Thiès on a Théodore Ndione vraiment bi nga xam moom moo jiite jub te jubal ànd ak le président Juge Dème au niveau du département mais ñoom ñëpp dañuy saafonte di ànd di waxtaan te seen waxtaan yëpp mi ngi tënku ci nan lañ war a mën a def ba tey ji absence bi ñu constaté au niveau par rapport ak député yi ñu fal Thiès yi nga xamante ne ni kenn mënu leen gis kenn mënu leen xam donc nan lañ war a mën a maanaam changer loolu donc ci ñoom seen doxalin yëpp mooy jege askan wi xool tey ji yan mooy
difficultés yi nga xam ne am nañ ko Thiès et que ñun en tant que Thiessois lottu nañ ci am ku ñu koy jooyal biir Assemblée nationale c'est comme si que nous n'avons pas de député et que loolu nag bu ñu amee ay njiit yoo xamante ni jiital nañ seen intérêt wu réew mi bañ a jiital seen ay intérêt yaakaar naa ne entente mooy am foofu parce que ñoo bokk lu ñu gëm ñoo bokk lu ñu viser et que solution la ñuy chercher donc loolu moom mooy secret bi te loolu lañ wàccee ci ndaw ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ak seen ay militants ba ñoom ñëpp ay mbokk lañ ñoom ñëpp daanaka ñooy ànd di fowandoo di reetaanandoo parce que li ñu gis le plus important dans tout ce que nous sommes en train de faire c'est le changement c'est de permettre aux Thiessois d'avoir ay représentants au niveau de l'Assemblée pour ñu xeexal leen pour mën a amener un changement. voilà Adama bu ñu gisee tey li nga wax fii daanaka kon Aar Sénégal jàmm moo fiy dox jàmm mooy dox biir Aar Sénégal léegi ñu lay wax Adama yow loo mën ci sensibiliser yeneen jeunes yi nekk yoo xamante ni ñu ngi hors Aar Sénégal loo leen mën a wax tey pour ñaax leen ñu mel ni jeunes Aar Sénégal yi. waaw exemplarité bi nga xamante ne nii moom lañ mën a wax mooy que ni il nous faut des leaders décomplexés et désintéressés et aussi on peut certes être jeune mais aussi être responsable de nos jours tey jii ñi gën a jiite mbir yëpp wala ci barabu liggéeyukaay yi ay ndaw lañ donc loolu dafay wane que ni on a besoin de cette jeunesse mais d'une jeunesse consciente de l'état bi nga xamante ne nii état bi nga xamante ne nii moom la nit ñi di dund fii ci suñu réew donc nag loolu pour amener le changement dañuy bokk ci doxalin bi bokk ci gis-gis gi bokk ci waxin bi ak tamit ci yor bi ak ba niñ ciy génne ñu bañ a gis suñu bopp ci dara xam ne que ni nous sommes là pour servir et non pas pour se servir voilà. voilà merci beaucoup ñu amoon fii Adama Dieng Adama ñu ngi lay jaajëfal bu baax. waaw ba léegi ñu ngi jël réaction yi ñu ngi ak Ndeye Yandé mu nekk femme bu jàmbaar ci affaire yi wax dëgg yàlla boobu ba léegi lu ñu woote nga tëj sa kër ñëw tey ñu ngi jugee nañ jaxaaw ñu ngi caali ñu lay laaj tey nan nga gisee proximité bi. waaw maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di kontaan man la honorable Ndeye Yandé Diouf madame Fall bokk ci Aar Sénégal Aar Sénégal nag vraiment ñun contentement rek lañ ci am ndax dañoo jóg ci jub te jubal. ànd ak koo xam ne muy Thierno Alassane Sall mu woote loo xam ne moom it vraiment ñu bokk ay gis-gis ak ay wuute yoo xam ne li ñu bañ rek bañ na ko li ñu bëgg na ko ñuy ñaan yàlla lii ñu sumb yàlla na ko suñu borom jàppale di kontaan nag ndax vraiment la population de Diakhao et de Thialy génn nañu waxtaan nañoo ak ñoom def porte à porte te loolu la nit ñi soxla nit ñi bëgg ñu yéeg 4x4 li ñu bëgg mooy ñu wàcc askan bi wàcc terrain bi ku ci nekk rek ñu waxtaan ak yow li fi ne mooy on veut une assemblée de rupture te Aar Sénégal boole na ay nit ñoo xam ne ay kàngam yoo xam ne seen loxo set na wecc seen wax jaadu na tegu na ci yoon luubaluñu nekkuñu di def loo xam ne askan bi dañ leen di mere fépp foo jaar Sénégal ak fépp rek li ñuy wax mooy dañ naan vraiment yéen lañ doon xaar te loolu la ñuy sant suñu borom di ñaan nag lii ñu sumb yàlla nag suñu borom def jàpp ci ba ñu yóbbu dem assemblée suñ demee nag lépp loo xam ne waxtaan nañoo askan bi yàlla def ñu def ko te loolu mooy suñu mbébét man en tant que honorable loolu mooy sama mbébét ci Aar Sénégal mooy lépp loo xam ne waxtaan nañu ko ak askan bi suñ demee ñu taxawal leen fa ndax ñun ñoo fa war a taxawal askan bi mbur ñu am li ñu bëgg donc loolu laa amoon lu may wax di kontaan lool ci passage bi jërë ngeen jëf. waaw ñu ngi keneen Awa Coumba moom it wax dëgg yàlla nekk responsable des jeunes moom it gis nañ sa taxawaay ñu lay laaj tey nan nga gisee proximité bi. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di kontaan ci interview bi vraiment kontaan lool. parce que ku gis mobilisation bi mu nekk ay jeunes kese ay jeunes yu engagé ñoom ñëpp ñi fi nekk ñëpp kenn ku ne da nga yor carte électeur wala voté ji te fay ñu ci kenn ñaar dërëm ñoom ñëpp dañoo engagé wu ñëw taxaw uniquement ci ginnaaw Aar Sénégal te xam ne Aar Sénégal moom mooy bu baax bi li tax ma ne mooy bu baax bi mooy ay bañkat ñoo ko constitué ay homme de valeur ku xam Théodore Ndione xam juge Dème xam Thierno Alassane Sall xam docteur Abdourahmane Diouf Théodore Monté ak ñi si des parce que mënuma lim ñëpp
mais franchement ku xool seen spécimen bi ba gis homme de valeur yi si nekk ak femme de valeur yi si nekk lii rek doy na xel du ma ne nag Aar Sénégal sax dama koy tuddee coalition jàmm ji moo nekk coalition boo xam ne déggoo ci xeex déggoo ci xuloo defar nañu seen liste boo xamante ne amul benn problème lay wan ne coalition bu dëggu la coalition boo xam ña fa nekk ñëpp ñoo bokk gis-gis dañoo bëgg xeex suñu kaaraange réew xeexal ñu li nga xamante ni tey jii moom la ñu nootee ñun dañ ñoo noot li tax ma ne dañ ñoo noot mooy que ni tey jii amuñu ku ñu xeexal assemblée ndax majorité ba nekk assemblée ku ne xam na ko tey ñii ñu am ci ñoom yaakaar que ne ñoom bu ñu demee assemblée incha allahu rabbi dinañ ñu fa taxawal dinañ ñu xeex dinañ ñu aar comme ni ñu ko waxee aar ñu suñu kaaraange aar ñu ci suñu sécurité aar ñu ci lépp incha allahu rabbi. voilà wax dëgg yàlla mu ànd ak xale yi di liggéey bu rafet di liggéey bu rafet vraiment ñu président ñu ngi lay laaj tey yéen a ngi jugee ngeen jaxaaw yéen a ngi biir caali mobilisation bi ngeen def am na doole nan nga gisee porte à porte bi gars yi def tey. waaw lii rek mooy campagne bi lii moo am solo ñëw saafonte ak population bi xool leen ci bët wax ak ñoom dëgg je crois que ñun ñooy coalition bi nga xamante bi nii ñun ñoo ñeme def lii wàcc dugg ci kër yi saafonte ak nit ñi waxante ak ñoom dëgg donc vraiment content trop ci mobilisation bi di wax ni vraiment président Théo jàmbaar la quoi macha allah yàlla na ko yàlla fay coorom. waaw ba léegi rek ñu lay posé waat question ndax démb gis nañ liggéey bi ngeen liggéey président Amidou liggéey bi ngeen liggéey ci zone Tassette bi démb dafa am solo vraiment nga ànd ak xale yi nekk ci àll bi ba presque ba 2 heures du matin te defe naa xale yi fi teew yëpp joxoo leen dara lan moo waral loolu ba xale yi topp Aar Sénégal nii. waaw engagement la rek engagement la je pense que xale yi tey comme ni nga ko waxee di profité ci occasion di leen féliciter quoi du dërëm bu ñu leen jox même lekk sax même sandwich sax joxuñu leen ko démb vraiment bi ñu wàccee ay 2 heures du matin ni nga ko waxee ma xool xale yi dem noonu ñibbi am naa tuuti pincement au cœur quoi mais incha allah rabbi heureusement rectifié nañ ko désormais incha allah heure bu ñu ñibbisee rek dinañ am au moins tuuti lu ñu mos pour mën a ñibbi quoi mais loolu mooy une fois encore mooy wane ne ay xale de valeur lañu. valeur du problème mu âge quoi nit moom mën nga juddu rek am jom am fulla am fayda xale yu am jom lañu xale yu am fulla lañu xale yu am fayda la di ñaan rek sunu leader yi yàlla na leen yàlla may ndam ñu mën a taxaw xale yëpp quoi. salaamaaleykum ba léegi ñu ngi ci affaire yi vraiment ànd ak suñu benn sœur moom it wax dëgg yàlla suba ba léegi mu nekk ci caravane bi sœur ñu ngi lay laaj nan nga gisee porte à porte bi ngeen di def tey diggante Thialy ak Jaxaaw. porte à porte bi waaw niñ ko gisee jàmm rek parce que tamit lii dafa baax dugg si maison bu nekk nga dugg fa waaw loolu lu rafet la daal nañ ñaan yàlla jàppale ñu rek li ñu bëgg yëpp ñu am ko ci daraje Seydina Mohamed maa ngi leen sant di leen gërëm. waaw jërëjëf. ñu gis liggéey bu rafet lay liggéey vraiment di mobiliser xale yëpp Suzanne ñu ngi lay laaj tey ban yëg-yëg nga am ci proximité bii ñuy def tey fi nga xamante ni mooy biir Jaxaaw ak Thialy. waaw vraiment damay kontaan te sawar di la tontu ndax mën naa ne liggéey bi fii biir Jaxaaw méttiwul ndax biir Jaxaaw fii xam nañ leader yi bu baax a baax xam nañ njëriñu leader yi te xam nañ leader yi ñooy ñan vraiment liggéey bi fii jafewul vraiment liggéey bi fii daal pour yombal la ngañ liggéey bi fii dafa yomb trop ndax gars yi moom da ngay dugg rek ñu ne la xam nañ balaa nga wax juge dem ñu ne la xam nañ kuy juge dem xam nañ Thierno Alassane Sall te xam nañ Théodore Ndione moo tax liggéey bi fii moom macha allah daa yomb méttiwul moom vraiment. voilà merci galaay gis nga kooku mooy Suzanne ñu gis taxawaayam ci mouvement bi mu ci liggéey bu am solo galaay lii boo ko gisee dafa daw yaram parce que xale yi fi ñëw tey kenn joxu leen 1000 francs kenn joxu leen 2000 seen yëg-yëg ak bëgg-bëgg la ñuy demee vraiment suba ba léegi ñu ànd ak seen i leader vraiment di ci demee ak xool bu seet lii dafa daw yaram kon nag dañuy sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla bu jour ba yàlla nañu yàlla may ndam ci liggéey bii ñuy liggéey ndax lii xoolal ay xale rek ko topp wax dëgg yàlla moo tax lépp looy woote na doon dëgg na doon jàmm vraiment kontaan nañ ci yow it gis nañ liggéey bi ngay liggéey MAF TV ci kaw ci kanam. jaajëf ñu ngi ak suñu benn jigéen mu nekk responsable fii des femmes fii nii ñu ñëwoon tey sa koñ suba ba léegi di def proximité porte à porte ñu laaj la tey nan nga gisee Aar Sénégal ak liggéey bi ñuy liggéey nan nga ko gisee ak porte à porte bi tey. waa asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen ziar di leen ñaanal rek li ñu sumb nii yal na ci yàlla teg loxoom
waaw wax dëgg yàlla rafet na torop affaire bi niñ ko gisee moom rafet na ba pare di ñaanal Clédor di ñaanal juge dem ak képp ku ñu àndal ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla jàpp ci liggéey bi li ñuy wax rek ne ñu ngi ñaan yàlla rek ñun ñëpp ñi nga xam ne nañu góorgóorlu rek ñu jàpp ci rek li ñuy wax rek tant que ñu ngi xëcc rek yàgg dina ñëw ñu leen di ñaanal rek ñun ñëpp wax dëgg yàlla affaire bi rafet na kontaan nañu ndax liggéey bi rafet na man na xam nga man mënu ma wax ci mbooloo loolu jàppale daal waaw di leen ñaanal rek bu bés baa yal nay fekk rek ñun ñooy ñi nga xam ne ñooy dem pale bu soobee yàlla ñu ngi ñaan rafetlu nañ ko torop yal na yàlla barkeel liggéey bi jërëjëf waay. ba léegi ñu ngi ci caravane bi ñu ngi fii biir Thialy waaw ñu jël benn réaction suñu jigéen Nana Thiaré Nana gis nga tey ñu ngi fii biir Thialy di def benn porte à porte fii di seet si waa Thialy ñu lay laaj nan nga gisee coalition Aar Sénégal ak liggéey bi fan la toll. en tout cas kontaan naa ci liggéey bi parce que j'ai vu une grande mobilisation boo xamante ne vraiment ñëpp jàpp nañ si je vois que xale yaa ngi fi mag ñaa ngi fi ñëpp wàcc ànd ak leader yi ñuy dox di xool koñ yi di xool lu ñu soxla en tout cas lii rek mooy campagne déglu nit ñi bañ a nekk ci biir oto yi aj suñuy vitre wala yaa ma gën a xam lii la ñu soxla ñu ngi déglu gars yi ñu ngi wax de toute façon ñu ne dañu xool lu ñu si mën a def voilà en tout cas avec Aar Sénégal moom c'est la rupture et ça se voit il y a un bon engagement et il y a beaucoup de changement voilà en tout cas na jëm kanam et ñu am une bonne campagne ñu continuer ko ak jàmm yàlla may ñu génn ci ndam ak alhamdulilah. waaw jërëjëf léegi kon xanaa dañuy jéem a doxantuwaat dab gaa yi jéem a jël yeneen réaction rek incha allah ok ba ci kanam. ñu ngi fii ak ñi nga xamante ni ñoo yor wàllu sécurité bi ci liggéey bu am solo waaw sama gars yi ñu leen di laaj lan ngeen dundagum ci campagne yi quoi. waaw salaamaaleykum ñu ngi ziar leen bëgg leen ñaanal jàmm di nuyu Sénégal yëpp di wax daal campagne wax dëgg yàlla ñu ngi siy liggéey saa su ne daal ñu ngi liggéey mi daal jàmm rek lañ gisagum te ñaanu yàlla mu gis loo xam ne daal day indi ay. waaw dañ ko liggéey si jàmm mu jeex ak jàmm incha allah yàlla may ñu ndam si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam jaajëf. am na solo trop dégg nga waa sécurité bi ñoom ci waa Aar Sénégal kon li mooy wane ni ñoom jàmm la ñu woote wax dëgg yàlla woote wuñ daray violence jàmm rek yàlla nañ ci yàlla dooli sutura ba ñu jeexal ci élection yi ak jàmm ak salaam yàlla may ñu ndam jërë ngeen jëf. mu nekk jàmbaar moom it tey mu ngi woon ci añ yi vraiment ñu lay laaj tey ñu ngi sa koñ ñu ngi sa fief ban yëg-yëg nga fi am ak ban liggéey ngeen fas yéene liggéey tey ci ngoon gi. waaw salaam maa ngi leen di nuyu yéen waa koñ gi yéen waa Thialy ku ci nekk turam ak santam man dama bëgg tey ñun waa Aar Sénégal tey ñoo ñëw seet si leen tey seen doom yoo xam ne juge Ibrahima Hamidou Dème Thierno Alassane Sall Thierno Bocoum Théodore Ndione ku ñu xam ñooñu wax dëgg fa yàlla ñu am ñoo xam ne ay bañkat lañu ku xam ñooñu ñoo xam ne tey dañ leen corrompu woon ci nguur gi ñu démissionné askan bi dong moo leen tax a jóg kon boog damaa bëgg yéen ñëpp ngeen jàpp ci coalition Aar Sénégal ngeen voté leen au moins ñun assemblée bu ñu toogalee foofu ñun waa Thiès dinañ ci gis suñu bopp ñu jële fi lu fi nekk parce que dañoo sonn dañoo bëgg lu fi nekk na fi jóge sonn nañu doyal nañ sëkk waaw merci maa ngi leen di nuyu di leen si gërëm merci. waaw kon ba léegi gis nga ñu ngi nii ànd ak suñu leader Théodore Ndione tey ànd ak moom biir Jaxaw vraiment boobu ba léegi mu ji def porte à porte yéegul ci oto lii moo lay wan ni yëg-yëg gi muy woote dafa am solo waaw moom gëmul yéeg ci ay oto day wàcc ci suuf nekk sur le terrain ànd ak jeunes yi di liggéey gis nga ñu topp si ginnaawam yëpp c'est parce que li muy wane la à chaque fois monsieur Théodore boobu ba léegi ñu ngi gis yaa ngi ci porte à porte yi yaa ngi fi jugee nga Jaxaw yaa ngi biir Thialy ñu lay laajaat sa réaction ak ban yëg-yëg nga gisee ni la nit ñi accueillir fii. waaw liggéey bi lii la rek wàcc wax nit ñi lan mooy seen mbëbët déglu nit ñi xam lan la nit ñi soxla ban xeetu député la nit ñi soxla lan la ñuy xaar ci député loolu la moo tax ma wàcc nii nit ñi xàmmee sama xaar kanam ak ñi ma àndal parce que nit ku la xamul aussi pour mu voter la parfois bu weesoo boo ko wanul programme du la sànnee xob moo tax il faut ñu wax nit ñi li nga xam ne dina mën a fees seen bët dinañ ko mën a neex a dégg maa ngi dem léegi ci benn nit mu ne ma ci benn cérémonie la ma xàmmee parce que la ma wax dafa des mu ne ma yow la nga waxoon keroog ca cérémonie bu ñu dajaloon moo may téye moo tax wax dafa am solo rawatina wax loo xam ne dina neex a dégg ci nopp mais sant yàlla rek liggéey baa ngi continuer te nañ ko continuer ni ñu ko jàppee nii bu soobee yàlla dinañ am ndam bañ ko continuer nii jërëjëf. waaw ba léegi galaay ñu ngi suñu grand moom moo ñu dalal tey ci secteur bi ci liggéey bu am solo boobu ba léegi grand
depuis ci 14h ba léegi ñu ngi ci terrain bi ñu ànd ak Théodore Ndione nan nga gisee sa waa koñ nañ leen la accueillir. waaw macha allah balaa waa koñ bi yéen laa njëkk a gërëm di leen sant ndax vraiment seen ñëw fii mbégte la si ñun da ngeen ñëw yokk doole puisque nit ki booy dem ba ay ñeneen am valeur nga ànd ak kilifa gu mel ni Ibrahima Deme juge Ibrahima Deme nekk nit ku am valeur bu Sénégal ñëpp ràññee tey ku mel ni Théodore bu ko fekk see day gën a dal suñu xel donc loolu plus la rek donc dañu ñaan yàlla ànd bi yàlla na ko yàlla yàggal lool te suñu objectif tin mooy dem assemblée yàlla na ko yàlla mottali vraiment kontaan nañu trop ku gis mobilisation bi xam ne lii du ay caaxaan donc fii boo gisee ay nit ñu am valeur kese ñoo ànd ñu ne dañoo bokk ci coalition boo xam ne ni ci jàmm la ñuy dox xuloowuñu xeexuñu dañu yor suñu programme bu am solo boo xam ne ni Sénégal yëpp dégg nañ ko gis nañ ko donc ñun noonu la ñuy doxee donc di ñaan yàlla rek suñu mébét yàlla na ko yàlla mottali yàlla yóbbu leen assemblée ba ñu changé dëkk bi loolu daal mooy suñu. waa gis ngeen de dugg naa caali dugg naa ci samay mbokk nee naa fii sama maam fii la dëkk bu ma ñëwee ci samay mbokk séeréer nag dama leen di wan ne dañoo war a voter seen doom voilà seen doom mi nga xam ne taxaw na pour taxawal Sénégal gi yëpp ndax xeetu député bu Thiès xeetu député bu yees dañuy soxla voilà député boo xam ne bu duggee sa assemblée nationale dina taxaw taxawaayu gor dina taxaw taxawaayu waxkatu dëgg dina taxaw taxawaayu défendre loi yi nga xam ne day woyofal nekkinu askan wi loolu moo tax nag xeetu député yooyu dinañ ko gis si waa Aar Sénégal ndax waa Aar Sénégal taxaw nañu pour jubbanti lépp li nga xam ne dëng na ci nguur gi ndax dund gi cher na Sénégal fépp foo laal day metti moo tax nag ñu bëgg assemblée nationale bu bees ay xeetu député yu bees yu mel ni président Thierno Alassane Sall yu mel ni juge Ibrahima Amidou Deme yu mel ni Abdourahmane Diouf ak ñeneen moo tax ñu ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf Galaye am na solo gis nga réaction boobu waaw monsieur Théodore Ndione ba léegi mu ngi saafonteeg ay mbokkam wax dëgg yàlla mu dugg fi ñëpp génn vraiment waaw ba léegi ñu ngi ci caravane toujours di jël réaction ñi nga xamante ni ñu ngi ànd boobu ba léegi wax dëgg yàlla nekk ay jigéen yu jàmbaar nekk ci coalition bi di ci liggéey bu am solo soxna si tey ñu ngi lay laaj lan nga gisee campagne bi ba mu commencé léegi tey ñu ngi fii biir Thiali ngeen di def porte à porte lan ban yëg-yëg nga ci am. salaamaaleykum waa Aar Sénégal ma leen di nuyu di leen gërëm di leen sant may rafetlu liggéey bi kontaan naa ci parce que coalition bi day tax ñu gën a am benn connaissance boo xamante ni dañuy gën a yaatal te defe naa ne suñu njiit yi lii la ñu soxla defe naa ne ay nit bu ñu dee ànd di booloo liggéey bi dañuy gën a yaatal parce que ñun ñëpp pour man ñun ñëpp benn lañu waa juge Deme ak waa Thierno Alassane Sall waa Théo ñoom ñëpp benn lañu man su ma sañoon li may ñaan yàlla may ñu ndam ba ñun ñëpp ñu àndaat di ko féetewaat ñun ñëpp ñu àndaat ba ñu am xàjj ak seen su ma sañoon ànd bi du gaaw a tas ba ilaa yow mi diin merci beaucoup. waaw ziar tey nga dugg si Jaxaaw Thiali ànd ak xale yëpp topp sa ginnaaw ñu ngi la doon laaj tey ban yëg-yëg nga am ci lii nii xale nga jóg xale yëpp topp sa ginnaaw ñu ngi lay ci laaj ban yëg-yëg nga ci am tey. waaw xanaa xel mu dal xel mu kontaan parce que dama gëm ne xale yi tey kenn joxu leen dara ñu taxaw matin midi soir di ànd ak seen i leader yi nga xam ne ñoom la ñu bëgg a dugal assemblée nationale kon xale yi am nañu ngëm-ngëm comme seen i leader di am kontaante nag di gëm ne liggéey bi lii la terrain la liggéey bi du taxaw ci rajo yi du taxaw ci télé liggéey bi terrain la dugg ci nit ñi expliquer leen lan ñan ñoo nekk ci coalition Aar Sénégal am de valeur yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Aar Sénégal ñu wan leen nit ñi découvrir les vraies faces des leaders de Aar Sénégal loolu moo tax ba pare programme bi nga xam ne moom la ñuy yóbbu assemblée nationale muy contrat de législature bi ñu wax ko nit ñi ba nga xam ne nouveau type de député dina am rupture dina am assemblée nationale. waaw ñu ngi nii retourné nañ si nga xamante ne moo di siège u Aar Sénégal ñu ngi nii ak l'honorable député Théodore Ndione Théodore gis nañ ni tey génn ngeen dafa sorti bu am solo gis nañ ni ngeen ànd ak jeunes yi dugg ngeen koñ yu gën a rukke ci Thiès mais gis nañ ni fépp fu ngeen dugg dañuy gis accueil bi nga xamante ne ñu ngi leen koy accueillir tey nga waroon ànd comme ni nga ko waxee ak le tête de liste juge Ibrahima Deme ñu gis équipe bi ngeen àndal yëpp ngeen dugg ci koñ yu rukke yi ci biir Thiès surtout foo xamante ni xalaatuñu woon ni sax am nga fa nit ñu mel noonu ak ay soppe lan moo indi loolu. waaw xam di sant yàlla balaa boobu ci lim ñu may ñuy campagne boobu ba léegi ba mu des pratiquement 8 à 9 jours te amuñu benn tolof ci campagne bi
xale yi ñu àndal ak caravane bi ñu àndal nekk caravane boo xam ne caravane bu discipliné boobu ba léegi ñu ci sant xale yi voilà ñuy nekk di campagne recoin ak ni nga ko waxee coin ak recoin yëpp ñu ciy dugg voilà gis nga di yóbbu coalition Aar Sénégal parce que dafa nekk coalition boo xam ne nit ñi dañ ko doon dégg mais en réalité ñi ngi doog a xam nit ñi ko composé voilà mu nekk ay nit ñoo xam ne Thiès ni tey kenn du présenté juge Amidou Dème nekk na koo xam ne tey wane na xar kanam boo xam ne xar kanamu bañkat la ndax ku ñemee taxaw di fayeeku lu bëri taxaw na je démissionne d'une justice qui a démissionné kooku il n'est plus à présenter ku mel ni député Théodore Ndione wane lu bëri ci élection locale yi am résultat bu mucc ayib parce que moo demal boppam te nekkoon à l'étranger bàyyi lépp ñëw Sénégal investir fi ànd ak ay rakam ubbi emploi ubbi ay entreprise ànd ak ay rakam ak ay xaritam créer emploi yu bëri ñooñu tey ak ñaari jigéen Gaynde Cité Senghor Ndeye Yacine Niang ak Koula Diagne nekk ñeenti député yi nga xam ne ñoo nekk Thiès parce que Thiès ku ko xam-xam ne raw gàddu la ñeenti député yi ku gagné da ngay jël lépp bu ko weesoo loolu sunu président Thierno Alassane Sall bi nga xam ne moo nekk tête de liste nationale il n'est plus à présenter voilà ki nga xam ne moo taxaw bañ salaire u 15 millions parce que président daf doon woote une gouvernance sobre et vertueuse mu wàññi salaire u chef de direction yëpp indi ko ba 5 millions bu ñu fa weesoo tey pétrole bi bu ñu ko bëggee jaay ak gaz bi dafa taxaw na leen du ma signer contrat yi nga xam ne intérêt Sénégal nekku ci ñooñu mu ànd ak ay rakam ku mel ni Abdourahmane Diouf wane ay preuve nekkoon chef de direction fii ci ndox mi ñëw na leen ndox mi ngeen di jox Sénégalais du ndox mu baax taxaw 12e législature ku mel ni Thierno Bocoum ak Cheikh Oumar Sy taxaw nekkoon ci député yi nga xam ne ñoom ñoo taxaw ne nañ càmbar milliards u assemblée nationale kenn nangu leen ko ñu ku mel ni Théodore Monteil ak Mariam Soda Ndiaye ci 13e législature ñu nekk député yi gën a ràññeeku voilà ñooñu tey ñoom moo constitué la coalition Aar Sénégal moo tax nag dañuy am fierté ñooñu dañoo neex a présenté li tax ba ñu ànd nekk benn dànq c'est parce que dañoo neex a présenté alors coalition boobu tey mu nekk coalition la meilleure liste tey taxaw pour indi xar kanamu assemblée nationale bu yees. bu ñu xoolee dafa am benn remarque bu ñu def bu ñu xoolee ku mel ni juge Ibrahima Amidou Dème gis ku mel ni Thierno Alassane Sall même pas 3 mois yéen a doon xëccoo Thiès Ouest te tey bu ñu gisee day mel ni yéen a créé ndoo maanaam day mel ni yéen a yàgg di liggéeyloo bu leen gisee ngeen ne ànd day mel ni da ngeen a yàgg ànd te même pas 3 mois ay adversaire ngeen lan moo indi jegeyantoo boobu seen biir ba kenn déggul xiiroo surtout ci jeunes yi nga xamante ni ku ci nekk dafa nekk différent parti parce que ku ne coalition day am coow parce que parti bu ne say jeunes wala ña fa nekk dañuy ñëw bëgg a jël les devant mais aar dégguñu fa loolu tey ñeen ñi ko sikk ci département bi dañoo gis ni yéen même pas 3 mois yéen a doon xëccoo élection yi lan moo indi loolu. non président Thierno Alassane dafa taxaw lieutenant am yëpp taxaw samay lieutenant mouvement Jub te Jubal yëpp taxaw mu ne leen Théo il a des jeunes qui sont très disciplinés parce que yàlla dafa def mu gis sunu campagne électorale gis nu ñu liggéey te nag Thierno président Thierno dafa nekk ku am ay principe mu ñëw fekk rakam am ay principe fekk rakam nekk bañkat mu ñëw ànd ak rak ju nekk mu ñëw fekk bañkat président Thierno dafa bëgg kuy liggéey moo tax mu tànn bu élection locale yi jeexee ñu waroon ànd nag pour gagner élection locale yi yàlla nangu ko tey élection yi jeex mu ñëw seet si rakam reconnaître na dafa juumoon parce que bu nu àndoon ñooy gagner rakam nag mënul lu topp ci gannaawam ci biir république des valeurs te ko xam république des valeurs xam ne république des valeurs am na ay reen yu dëgër biir Thiès rawatina Thiès Ouest ndax c'est la seule coalition ou bien c'est le seul parti boo xam ne tey mouvement Jub te Jubal ba ñu yóbboon ci local yi bu àndoon ak moom day gagner kon ñun ànd bi day neex moo tax gis nga symbiose li tubaab di wax symbiose li tubaab di wax échange li tubaab di wax solidité bi nekk seen diggante ñaari parti bële ak coalition bi ñun waa MSPG ñun waa mouvement Jub te Jubal ñu dem fekki waa République des valeurs ànd ak ñoom pour nekk ay député
ndax Thierno Alassane Sall bu gisee ku mel ni Théodore Ndione wóolu ko dama dégg mu naan Théodore Ndione politicien Thiès yëpp gisul ku ko ci gën a intègre gisul ku ko ci gën a honnête kon bokk dama ko fekk ci ay valeur am kon valeur yooyu moo tax ñun ñu war a mën a ànd war a gagnandoo ensemble war a demandoo assemblée nationale war faa indi un nouveau type de député un député boo xam ne tey mooy taxawal askan bi mooy taxawal ay mbëbëtu askan bi ñaxtu askan bi parce que xeetu député boobu la ñu soxla. gis nañ ni ay milliards sax laay wax yu nu tuur ci dëkk bi ba Thiès fi ne nii daanaka gox boo dem ñu ngi commencé di xeex ndax milliards yi nga xamante ni député sortant yi muy ñi nga xamante ni moo di waa Bennoo tuur nañ ko ci réew ci département bi nga xam ne Thiès pour coûte que coûte gagner élection yi mais gis nañ ni Aar Sénégal ay jeunes rek daanaka ñoo composé équipe bi nga xamante ni ñooy dem di campagne te gisuñu ñu ngeen génne benn moyen teg ko ci table bi amour bi am entre Aar Sénégal mag ñeeg jeunes yi leaders yeeg jeunes yi lan moo koy. mais xam nga conviction la ñuy demee xale yi soxlawuñu nga jox leen xaalis xale yi ay leaders yu am charisme ay leaders yu am fulla ay leaders yu am fayda ay leaders yoo xam ne tey gore nañu gore goo xam ne tey bu leen yàlla mayal ndomba tànk tey dinañu delluwaat ci ñoom delloo leen njukkal ndax Thierno daf koo def Thierno dafa dugg ci boo gisee tey mu am lu mu am fu ñu dugg ñu ne ñu Thierno à Thiès c'est parce que dafa am loo xam ne daf ko fi jiwoon partout à Thiès man de gis naa ko amul quartier booy dugg bu ñu la dul wax Thierno Alassane Sall bàyyi na fa leget wala financé na ma wala jënd na gis naa sax ab jàkk boo xam ne dégg naa carton kaamil la fa dugal kon kooku tey bu soxlaa askan wi fa wuy si ko rawatina ak Théodore Ndione bi nga xam ne tey c'est un homme de valeur sociale lay dund un sportif ne jàppale sportif yi ci saayir ak ci baatin di taxawu di may ay permis ci société bu mu nekk ku mel ni juge dem social jaxaaw fu ñu dugg ñu ne ñu juge dem moo fi moom duñ ko xëccoo kenn kon donc ñooñu ñu dugg Cité Senghor gis la même chose ak Ndeye Niang Ndeye Yacine foo dugg Cité Senghor ñe c'est une femme sociale une femme de valeur ñu dem Pout même chose pour Koula Diagne kon donc ñeenti député yooyu yaakaar naa bu ñu leen falee assemblée nationale yaakaar naa li ci askan wi bëgg dina ko am ndax gis ngeen di man rek maa fi ne tey mais mel na ni les autres leaders sont les plus présents ndax foo dugg ñu wax la lu baax ci ñoom te dañ ko wone ànd bi nag gis ngeen kenn xamawul ci benn coalition xam ngeen ay parti la mais fii kenn xamul fu kenn bokk ñun ñëpp Aar Sénégal lañu alternative pour une assemblée de rupture moo fi xew kon bokk nañ góorgóorlu dugal sunu député yi assemblée nationale sunu investis yi départementaux comme nationaux nañ fexe ba dugal leen campagne bi gisu leen fenn fu ñu sànni xeer ñun bokkuñu ci ñiy sànni xeer bokku ci ñiy saaga bokkuñu ci ñiy dingat xam nga ci nit ñu bokk ñiy wane programme Aar Sénégal ñoo fi génne contrat de législature fukki poñ ak ñeent yoo xam ne tey boo ci dugal assemblée nationale mu am xar kanam bu mu ci soppi efficacité parlementaire ñoo ko fi indi gouvernance foncière maanaam suuf si ñu bañati ko saax-saaxe moo fi indi éducation nationale ay réformes yoo xam ne tey dañuy delloowaat les valeurs du ngor du kersa yi nga xam ne sunu maam yi loolu la ñuy intégré ñu delloo ko xale yi ci école yi sunu héros nationaux yi ñu jël leen à la place des héros yi étrangers wala leen xale yi langues nationaux yi indiwaat ko dindi cumul des mandats bi nga xam ne tey mënoo nekk député nekk maire bëgg nekk ministre cumul des mandats yi bëgg a indi assemblée nationale à 10 députés pour nga am groupe parlementaire efficacité parlementaire boobu moom la Aar Sénégal di indi fii diaspora bi nga xam ne nekk naa fa 12 ans ñu woyofal leen seeni réintégration biir Sénégal loolu lépp autosuffisance alimentaire bi gouvernance une bonne gouvernance alimentaire citoyenneté fexe ba sénégalais bu nekk Tamba avec la digitalisation de l'état civil ñu fexe ba indi ku nekk Tamba wala mu nekk Ziguinchor bu bëggee kayitu juddu mu nekk Thiès ñu liggéey ñu dóor ko ci machine yi mu mën a am kayitu juddum yooyu c'est des réformes majeures yoo xam ne tey Aar Sénégal pare na ko pour indi ko fii à l'Assemblée nationale ñu voté ko ñu doxal Sénégal am xar kanam bu bees loolu galay buñ ko defee dinañu gis ne Sénégal dina soppeeku. à moins de 8 jours ñu dem élection confiance bi. confiance mooy li ñu gis ci terrain bi rek fu ñu dugg ñu ngi ñuy tatagal
fu ñu dugg ñu ngi ne yéen a yor liste bu baax bi li des mooy liggéey bi gis nga liggéey bi ñu ngi koy def yàlla nag mooy maye mais defal li nga war a def yàlla ñëw l'homme propose Dieu dispose nañ gëm yàlla ni ren Benno Bokk Yaakaar dina dem cohabitation man de gëm naa ko te gëm naa ne Aar Sénégal day am majorité biir assemblée nationale parce que ñu ko composé incha allahu rabi liggéey bi ñu def yëpp dañoo tas gis leen ñu ngi Sénégal gi yëpp leader yi fu ne ñu ngi fa ñun ñu ngi béy suñu waar biir Thiès ñu ngi béy suñu waar ci biir département bi dem nañu même ay fiefu ay leader yu mag fii biir Thiès bañ fa demee dañ ñoo teeru ku mel ni Fandène biir Fandène pekku fa la bokk bañ fa demee dañ ñoo taragal fu ñu dem biir département de Thiès ñi ngi ne voilà seen doom yi dañ leen di fal kon bokk nañ dunde yaakaar gëm ne Aar Sénégal triomphera incha allah le 31 juillet 2022 ci ngoon résultat yi bu ñu génnee yàlla dinañu nem ndam dinañu may ndam. dëkk yoo xamante ni man c'est la première fois sax ma teg fa sama tànk ngeen ànd kook ay jeunes lu gën a jafe ba ay presque 1h du matin yéen a ngi ci terrain bi liggéey bi nan ngeen ko mën a organiser ba mën a téye jeunes yi heure bi ñu jógee démb campagne tey ngeen xëyaat le matin ba heure bi ngeen nekkaat te kenn gisuñu kenn koo xamante ni mi ngi yox-yoxe est-ce que da ngeen leen di jox koppar yi dafa am lu ngeen leen di jox wala qu'est-ce qui se passe quoi. waaw merci Galaye sinon vraiment di remercier le président Théo comme ni mu ko waxee sànq muy rakku président Thierno Alassane Sall mu ànd ak moom nag ànd bu rafet àndu ngor àndu valeur ñun waa République des valeurs ñu ko ci remercier bu baax ci tontu nag ci sa laaj bi dafay yomb parce que à l'image des leaders rek comme ni ko président waxee léegi ñun valeur la ñuy dawal dañuy won ne xale yi ñoom la ñuy liggéeyal Galaye parce que Sénégal bu changé ñun am nañ suñu teraanga ba pare ñoom ñoo amagul teraanga ñoo toll ci bunt bi donc ñu mën a am Sénégal bu prospère Sénégal bu nga xamante ne dina neex a dund parce que am na lépp lu dëkk di am ci richesse Sénégal am na ko am nañu pétrole am nañu gaz am nañu or lu des mooy am ay dirigeants yu mel ni yu jub tey jubal te di gestu seen askan yu mel ni Théodore Ndione mi toog sama wet yu mel ni Thierno Alassane Sall yu mel ni juge Ibrahima Amidou Dème yu mel ni Abdourahmane Diouf ak ñeneen ñi donc xale yi ci ñooñu la ñu xool rek am gëm-gëm ànd ak ñun yàlla xam na ni comme ni ma ko waxee sànq bi xale yi wàccee démb fii ay 1h du matin ma xool leen ma ne ci sama xol ma ñaan suñu borom mi mu joxe ndam dal ne su fekkee coono dina feeñ yàlla nañu yàlla may ndam ci barke coono xale yi ñu àndal ci suba ba 1h du matin ni nga ko waxee wër pratiquement village yu Tasset yëpp te fi ñu dem comme ni ko président waxee sànq vraiment kàddu gi benn la ñun ñooy coalition bi nga xamante bi ni moom rek moo indi programme ci Sénégal mooy coalition boo xamante bi ni moo am ay nit ñoo xamante bi ni kenn mën leen dut baaraam maa ngi défier sénégalais bu nekk boo xam mën na dut baaraam Théodore Ndione mi toog fi wala muy juge Ibrahima Dème wala muy le président Thierno Alassane Sall wala muy Abdourahmane Diouf wala muy Théodore Monteil amul kenn kuñ ci mën a dut baaraam donc ñooñ seen loxo set na ba pare am nañu xam-xam seen loxo set na bëgg nañ seen réew wane nañ ko donc moo tax ma ne ñoo am liste bi gën ci liste yi muy liste Aar Sénégal di ñaan nag sénégalais yëpp di leen wax ni nañu bàyyi toujours naan kii dama koy votel parce que daf maa neex wala kii dama koy votel parce que daf maa jox 5000 wala 10 000 boo demee 5000 wala 10 000 yooyu boo ci ñaari fan dina jeex xalaat leen seen avenir u doom xalaat leen seen avenir u sët xam leen ni Sénégal mën naa bokk ci pays yi nga xamante bi ni dañ leen cité au monde par leur richesse te loolu bu ñu amee dirigeant yu baax yu mel ni yi nekk ci Aar Sénégal am nañu yàqin ni ci kattanu sunu borom Sénégal dina tegu définitivement ci raayu développement. non seetlu benn affaire boo xamante ni depuis campagne bi mu ubbee ba tey gisaguñu tête de liste bi te fiefam Thiès la mais boo xoolee sentiruñu sax ni moom nekku fi day mel ni tête de liste bi mi ngi fi ndax fiefam Thiès la te xam ngeen ni yéen am ngeen sas
xaw ma fan lan war a perte mais Thiès da ngeen ko war a gagné nan ngeen liggéeyee ba gars yi sentiruñu ko sentiruñu ni moom nekku fi ak moom kañ la ko Thiès waay war a gis. voilà jërëjëf Galaye effectivement parce que ñi fi teg dañoo fees seen place comme ni ñu koy waxee parce que dafay teg rakkam Théodore Dione teg fi beneen rakkam muy juge Amidou Deme vraiment ñuy def liggéey bu mucc ayib moo tax effectivement sentiruñu absence am di wax ni rek Thiès waay fi ñu jaaroon Thiès dëkku gor la Thiès dëkku bañkat la mos a doon li nga wax nag sànq laay revenir léegi loolu gis nañ ko gis nañ ñoo xamante bi nii comme ni ko tubaab di waxee retourné nañ seen veste mooy maanaam indil nañ leen as tuut ñu wëlbatiku ak tous koppar ñu wëlbatiwaat demaat ci Benno Bokk Yaakaar loolu nag mu ngi mel ni ku wàccu rek après loolu du yëfu gor man dama koy wax mu leer gor lu mu mën a def rek du soppeeku te ñii ay gor lañu doomu gor lañu Thiès nag ay doomu dañoo war a wonewaat ni ay doomu gor lañu maa ngi wax ni bés bu Benno Bokk Yaakaar gañewaatee Thiès dina mel ni loolu gàcce bu nga xamante bi nii la gàcce bu tootul fay ci Thiès nañ def attention ci élection yi ñun waa Thiès parce que enjeu bu rëy la parce que dañoo yàgg a trahir ñu ñëw ci élection locale yi ñu fippu Sénégal yëpp daal ne waa Thiès wane nañu ay nitu ngor lañu bu ñu wëlbatikuwaatee ci élection législative yi mu demewaat neneen ba Benno Bokk Yaakaar gañe fii ci Thiès dina mel ni Thiès waay ay jàmm lañu te yaakaar naa ne ñun ay gor pire lañu ay doomu gor lañu donc maa ngi ñaan di woowaa Thiès yëpp nan leen loolu ñu leen di jox seen alal lañu leen di jox loolu ñu leen di jox mënoon naa def ay hôpitaux ngeen fàttaliku 11 bébé yi dee woon ci Tiwaawoon ngeen xam ne alal boobu bu ñu leen di jox ngeen ko yóbbu seen njaboot ëllëg di ngeen layoog seen borom xool leen fi dëgg bi nekk xool leen fi yoon bi nekk di leen ñaan ngeen votel Aar Sénégal mooy liste bi nga xamante bi nii yaakaar nañu moo gën ci liste yi. monsieur ñoon looy tàggatoo. waaw di sant yàlla député. non damay gërëm xale yi nga xam ne chaque jour ñi ngi ñëw ci campagne bi di gërëm leader yi nga xam ne aussi ñëpp ñi ngi ci terrain bi amul kenn ku ciy toog parce que boo jógee rek xale yëpp topp la maa ngi ciy sant yàlla te di ñaax waa Thiès di tàllal sama loxo waa Thiès di tàllal loxo samay mbokk di leen wax ne la coalition Aar Sénégal mooy liste bi gën ci liste yi mooy député yi nga xam ne tey bu ñu leen yóbbee assemblée nationale wóor na yàlla gëm naa ne dinañ taxaw taxawaayu bu rafet dinañ taxaw taxawaayu nit ñoo xam ne dañ leen yónni ils seront les missionnaires du peuple sénégalais loolu laa yaakaar ne biir na ma ne nous serons de véritables missionnaires qui vont remplir la tâche qui vont être les porte-parole des Sénégalais dans l'élaboration des lois dans la proposition des lois et dans le vote bi nga xam ne ça va participer de la destinée du peuple sénégalais merci beaucoup et sant yàlla lu bëree bëri. coalition bu wóor bi mooy ban. coalition bu wóor bi mooy ban. coalition bu wóor bi mooy ban. waaw loolu la leen indiloon kon ñu leen di jox di daje suba.